Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ñu ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu mbokk internet bi yëpp. ñu ngi nii toog ci plateau c'est ci suñu professeur suñu xarit di tonton Lamine Ndiaye ñun waa RTV Dakar war a def ak moom émission bi nag mi ngi tudd jaar-jaaru artiste bi jaar-jaaru artiste bi buñ ko waxee mooy fépp fu artiste bi jaar su wàllu carrière am dinañ si waxtaan ak moom ànd ko sama jigéen sama xarit muy Zeyna Rassoul. ñu ngi bàyyi kon suñu Zeyna mu nuyu askan bi. Bonsoir internaute RTV Dakar ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen jox seen wàccuwaay di leen wax rek ne tey dañoo ñëwoon fii ci Médina seet si woon suñu papa muy artiste bu mag di kàngam kenn dootu ko présenté ci li muy def ñëwoon pour waxtaan ak moom ci ay questions réponses mu leeralu ñëpp ci kanam tuuti ñu dellu si waan ak yéen. dañ koy bàyyi mu nuyoo mbokk internet bi nuyoo téléspectateur RTV Dakar bu ko defee ñu doog a dugg si waxtaan bi. tonton Lamine asalaamaaleykum. waaw yow da nga ma jaaxal dama xamul ban la ci léeg-léeg nga ni tonton léeg-léeg nga ni professeur léeg-léeg nga ni non xam nga nuyoo bi ñëpp xam nañ ma donc nuyoo la boo xam ni damay feddali kóllëre sama digganteeg téléspectateurs yi via le net donc ñu doon samay xarit samay soppe samay am di jàmm te it am na ñoo xam ni dañ ma ci ñaanal wax dëgg fa yàlla jarul làq-làq ñaan yu fort yoo xam ne nii gis naa ko te man it en retour ma leen di delloo njukkal di leen wax jërëjëf li ñuy def ci ñaan yi ñun loolu rek dañuy soxla parce que nag gémmiñ ñaar la war a tàmm dëgg ak jub soo ko defee sa àdduna day neex boo tëralee sa àdduna ci dëgg ak jub am naa yaakaar ni yàlla bu la dimbalee di nga toog doo toog ci nen di nga toog ci doj woo xam ne nii kenn du ko mën a dindi sama jaar-jaar nag balaa mu ci dugg parce que yéen a yeeyoo question yi dama leen di xaar ngeen bennal ko bu ko defee mën ci dugg waxtaan wi neex tey dama leen di yëgal baaluma leen àq ci kaw loo leen ma war a laaj làq ko boo leen ko fàttee sax baaluma leen ko dama leen di yëgal lu leer nañ man aw ma lu may làq-làq damay teg yëpp ci dëgg ku ma weddi nag mun nga maa weddi parce que am nga ci droit waaye daal nar a tax ban na saf-sap dégg nga je vous libère pour ngeen bañ a am benn retenue parce que nëbbu jarul gis nga deelaa gën a jege ko dund fi mu nekk nii ba ma doon ndaw defe naa ne karaw gi dama ko doon afro mu ñuul kook léegi mu ngi weex tàll bi ma jógee màkk ba léegi saa yu may yeewu 4 heures du matin def ay dog ñaan su may ñaan nag ñëpp lay ñaanal du ma bàyyi kenn te ñaanu xaas lay def ma yaakaar ni di ngeen ko xam ñaanu xaas boobu boo leen ma ko laajee tamit mën naa ko tekki waaye bala ma ciy dugg moo ci suñ jigéen ju baax ji parce que yow waruma woon sax jox kàddu gi parce que man noonu laa mel ñun artistes yi dañoo wax ba nuru wax kon nag yàlla nuñ yàlla dimbali suñu gémmiñ lépp luñ ciy génne ne doon lem ci gémmiñu nit ñi ci nopp nit ñi ñu xam ne xel ni ñun safoo nañ leen faale nañ leen te jox leen seen wàccuwaay jox leen respect bu mat sëkk duñ yàq wax ci mukk jërëjëf. waaw comme sànq tooñ nañu mu ne ñu moom dama ko jaaxal parce que nee na professeur nee na tonton mais tey mën nañu wax ne professeur. waaw gis nga waaw kañ cër la rek cër la buñ la jox ok tey dañuy dem suñu première question tey ji bu ñu gisee tonton Lamine Ndiaye Sénégal ñëpp xam nañ ko su wàllu domaine bi mu yëngu muy théâtre tey question bi ñu lay njëkk a laaj mooy tonton Lamine Ndiaye fan la duggee si théâtre maanaam fan la jàngee théâtre. waaw neex na ma trop ak li lay taalaru moo tax may wax nii man sama dugg-duggu théâtre
bu ñu koy natt ba léegi defe naa mët na 50 ans wala bu ko ëppul mu xaw maa jaaxal lu tax dama commencé woon di def théâtre maison de jeunes théâtre sax gis ngeen koñ bi ngeen ñëw ni rue 3 la tudd angle 16 dañu amoon benn cercle de la jeunesse ñun liñ daan def mooy on était des révolutionnaires maoïste yooyu idéologie maoïste lan doon dawal ñu daan yëngu ci bëgg a sensibiliser les populations cercle boobu dem na ñu dem mu nekkoon regroupement de jeunes liñ doon def aussi tamit dañu contrôle régime bi fi nekkoon muy régime mu Senghor ñu daan dox di bind ci mbedd yi boobu loolu sax dàq nañ ñu ci dàq yoo xam ne yu maar de tàll ñoo dàqoon a daw fii ñun dañ daan guddi gi dañ daan rawante rek di entraîner ci loolu alors foofu la turu dragon noir sax liggéey alors bu ko defee booba maa ngi doon dem maison de jeunes mu am fa troupe théâtrale may ñëw foofu bokk fa aussi bokk ak ñoo xam ne nii ñi ngi jóge école des arts ma gis nañ ko daan defee affaire bi neex ma bi ma toogee foofu ba xaw fa yàgg dama comprendre ni art dramatique dañ doon defuñu woon théâtre yi ñu doon dox daje rek ana yow ana man wax ji bari coow li ne fa dañ ko tegoon ci règle yu wóor moom définition boo xam ne ci la ñu ŋànkoon mu di la règle des 3 P pensée parole et plastique jamono jooju li may wax ni boobu temps maa ngi doon liggéey en même temps nekk secrétaire et représentant commercial ci benn boîte boo xam ni da doon def publicité boîte baa ngi tuddoon Anovona dañ doon defar benn journal tuddee ko PAC 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 les petites annonces du Cap-Vert li tax ñu daan def publicité foofu parce que journal d'annonce la daan dem Printanian jël annonce yooyu nga gis ñi du ko def ay vente li voiture ak yu kenn xamul yooyu yëpp lu ñuy jaay dañ koy jël gratuitement et gratuitement ñu jël ko créer suñu journal def ko ci mais lu doon soutenir journal bi mooy publicité yiñ ko boole doon parce que lu tax loolu dañu bëggoon di ko fay service géographique bi nekk Soleil ñoom ñoo doon defar suñu journal PAC les petites annonces du Cap-Vert donc ci loolu ma boole ko théâtre bi yëf yi gën maa dugg mu jéggi ma dem. année boobu ban année la woon. boo ko xoolee durant les 50 ans ndax dama koy tënk. waaw parce que su ma ko firee mën naa juum ci année yi. waaw mais daal avant conjoncture bi la woon. conjoncture bi mi ngi dugg en 70 xaw ma daal ci année yooyu la dugg woon. donc at moomule ñu nekkoon ci boole encore su ma ñëwee wàcc damay dem maison de jeunes ñëw fekk fa troupe ba ñuy répété rôle ba ma fa yore woon bëccëg juróom la rôle bi ma yore woon fii méngoowul ak bëccëg juróom parce que théâtre bi ñoo ngi ko door fii ci koñ bi rue 3 ak waa rue 5 nga xam ne ni cercle Lat Dior la tuddoon foofu donc lu tax ma doon jouer foofu parce que dañu créé woon benn pièce boo xam ni dañu soxla woon ku jouer dof mooy sama rôle bi ma njëkk jouer ci théâtre rôle lu dof boo xam ne ni mi ngi nekk ci biir quartier bi mais dëgg rek moo ko tax a jóg maa ngi fàttaliku di liggéey te liggéey fayiwul la ca war mel ne ni nekk num jaam kon ku dul jaam war a sànni sa njumtuwaay ngir ñàq suy turu te di sang keneen ku dul borom jël fi takk fi te fa sës toog na ba dégg Baaba Maal jël ko di ko woy ma xam ni lu am solo la mu dugal ko ci woyam donc loolu neex na ma trop. waaw kon nag ñu nekk fii ci koñ bi daan bind ci mur yi policiers yi doon ñu dàq guddi gi leen daañ jóg mu jaral ñu parce que on avait un combat à mener quand on est contre un régime je crois que mën nga mener un combat
c'est pas un combat agressif mais un combat pacifique parce que bind ci miir yi ñun jëluñu ko woon muy dara te boobu jamono bind ci miir faute la boo xam ne nii c'était interdit par la loi ñun nag provocation la woon bon ñu daw ci loolu ay at yu jàll mu continuer ak troupe bi comme ni ma leen ko waxee ci njëlbéen ay professionnels ñoo fa nekk ñoo xam ne nii école des arts ma dégg waaw la ñu génn donc groupe boobu foog ma am lu ma jël ci ñoom parce que xam-xam ba ñu jàng ci école ma boole ko jël ko ak li ma doon liggéey fii suñu koñ boole ci encore tooguma woon dama dem wuti ji samay livre théâtre comme note sur la mise en scène maa ngi ko jëndee woon ci parterre yi mu jaraloon parce que théâtre dama ko bëggoon. mais moment boobu da nga yoroon troupe théâtrale wala da nga demoon doon gëstu. non dama bokkoon ci ay troupe. da nga bokkoon ci ay troupe. waaw jotagul woon boobu temps miinaguma woon métier bi bay yore troupe. alors ñu continuer ci noonu d'ailleurs sax ña ma nekkaloon am na ku ci ràññeeku Cheikhou Mbaye actuellement mi ngi Bruxelles donc am na ñeneen ñoo xam ne ni ku mel ni Sayer Ndiaye mu nekk koo xam ne nii ku ma naw la woon aussi ci wàllu liggéey bi Fall ay ñoom Ibrahima Ndiaye ñooñu ñëpp ñoonu dama nekkoon ak ñoom nekkin wu rafet am tamit koo xam ni moo daan joué pël li sama xarit la woon tamit Ndiaye xaw ma nakati vraiment dama fàtti tur bi ndax dafa yàgg jamono jooju alors fa lañ nekkoon ñun ñëpp biir maison de jeunes di répété la ñu jëloon doon ko répété mooy la mort du Damel waaw moo doon joué benn rôle bu tudd Buumu du Kaymor bëlëb dënd kumaan sama xarit lañ ko joxoon koo xam ne on était tout le temps ensemble mu bokk ci suñu groupe parce que tamit amoon nañ benn groupe bu ndaw ay bande d'amis yoo xam ni fii lañ nekkoon ci kër gi fat na ku ne ñii jóge nañ Kaolack ñii nekk Louga ñii nekk Ndar gox yu bari daal am na ñoo xam ne ñii jóge nañ fa ñëw ñu nekk ak ñoom fii ci kër gi. tey bu ñu jógee fi nga jaar ci théâtre yëpp. tey am nga ci expérience ñëpp xam nañ ko. mais da nga mës a bokk daaray Kocc. non mosuma bokk daaray Kocc. mais da nga daan liggéey ak ñoom. waaw parce que je me rappelle Cheikh ndem si yàlla gi yàlla na ko yàlla yërëm dafa joxoon benn rôle Ibou Laye maanaam mooy rôle jëkkëru médecin bi ma joué ak Dieu Astou il paraît que ci liñ ma wax moom lañ ko joxoon mu war ko joué bon ci diggante bi ñoom ñu am lu leen boole daal seen biir ñoom daaray Kocc xaw ma woon lan la Cheikh ñëw fii ci kër gi seet si ma boobu temps kër gi tabaxaguñ ko mu ñëw daal di ne ma daal dama la soxla ma ni bon comme Cheikh ñëw na nee na daf ma soxla naa ko wuy ji ba xam bi ma demee wuy ji ko mu ne ma daal damay def benn téléfilm te bëggoon nga jouer ma tel rôle man ko amul benn problème li tax nag loolu mooy wax ji boobu xaw ma woon histoire bi am seen biir yàlla mi ñuy tiim après laa xam histoire bi maanaam bi ñu joué ba pare parce que gis naa fa Dieu Astou gis Faye Niang kooku jamono tey la nekkoon Faye Niang ak Mbayang ak daaray Kocc parce que non jamonoy tey moo njëkk a sancu ñoom ñoo doon def naka la tudde ci woon benn série boo xam ne ni sketch 5 minutes la vraiment mu nekkoon la caaxaan faaxe voilà waaw moom lañ doon def nga xam ni da ngay dugg génn junni dee jamono jooju alors ñoom noonu lañ ko tuddee woon man dañ ma ko nettali parce que caaxaan faaxe fekkuma fa boobu temps directeur RTS mooy Djibril Ba waaw alors ñoom ñu continuer ci loolu man bi ma ñëw fii parce que ci diggante bi dem defoon musique def naa 7 ans de musique damay jouer guitare damay woy
damay fecc ak lépp lay def li ma ci def sax boo ma ko gisee da nga naan kii nekkate yow du théâtre rek la mën waaye yooyu yëpp parce que nag théâtre musicalité bi am ci théâtre il faut nga jàng musique soog a xam musicalité boobu maa ngi la doon wax sànq ngeen baal ma xabaabon ma mais xam nga xel day nàcc rek quoi ci li ngeen may laaj donc li tax may wax musicalité bi nekk ci théâtre da ngay gis lu mel ni la voix waaw parce que la première note musicale c'est la voix booy def théâtre foog nga liggéey sa baat pas pour mu xuur mais pour nga am diction am articulation bu baax nga xam ni foo wax nit ñi dégg la dafay set leer ci seen nopp loolu lañ koy doyee am na sax yenn réew yoo xam ni seen président dañ leen di jàngal éloquence su wax parce que artiste bi war na am éloquence su wax te éloquence su wax mënoo ko fekk fenn lu muy ci musicalité baat harmonie bi di nga ko liggéey mélodie bi di nga ko liggéey yooyu yëpp dafa am ay façon fooy jaar bu yaatu woon billahi wallahi taala ma démontrer leen loo xam ne nii yéen seen bopp sax da ngeen naan lii nekkate bokk na ci théâtre ma profité nag aussi tamit dafa am lu am solo war nañ gëstu naka lañ koy dugalee waxuma sax école élémentaire mais xam nga jardin yi war nañ fa dugal théâtre xale yi di jàng loolu parce que dem nañ bitim réew ba tàyyi dañuy dem ci ay écoles yoo xam ne da ngay fekk gone yu tuuti yoo xam ne nii buñ la waxalee rek da ngay waaru ci yàlla évidus dinañ ni seen làkk la mais ñoom dafa am solo ci ñoom kuy def théâtre xam nga lu ñu la tuddee borom xam-xam parce que dañ ne théâtre xam-xam la war a génne contrairement ak ñun fii dañuy tëb di ŋàlli du sol ay caaya yooyu comme ay bouffon rek nit ñi daal di xaqataay bu ko defee nit ñi daal ne lii moo neex gars yi de seen théâtre bi neex na seen théâtre bi boo théâtre nit ñi jooy ba sonn bu ëllëgee nga laaj leen ñu ne waa neex na parce que jooy nañ ba sonn wala nga ñëw def yu ñàkk fayda yoo xam ne nii xotti sa caaye fii def yu fu dof daal ñu ne mais kii moo saf xorom xoolal rek li muy def donc réew mi ba léegi xamuñu théâtre fonction bi muy def ci biir société bi moo tax loo ci gis man dañ may invité ci yenn plateau yi di ma laaj ne ma théâtre démb ak théâtre tey amul théâtre démb ak théâtre tey théâtre la mës a doon léegi nag li nga ciy dugal virus théâtre ci boppam am na ci pàcc yu bari yoo xam ne nii parce que lii di dramatique bokkul ak mélodrame bokkul tamit ak tragédie loo ci gis même comédie bii ñuy wax gars yi dañ naan comédien comédie lay def déedéet c'est pas forcément comédie lay def mën nga jouer benn pièce de théâtre boo xam ni comédie la te fekk drame bi moo ëpp ci biir dégg nga jouer drame boo xam ne nii comédie bi moo ëpp ci biir dégg nga mélodrame noonu yooyu ay style la yoo xam ne mi ngi fii lu ñu ci neex ñun ñiy def théâtre ñëpp man ak ñeneen ñi ñëpp laa ci boole war nañ ko mën a jël pour les besoins de notre nation pas pour les besoins personnels ou bien ñuy wut buzz dégg nga parce que siiw tekkiwul dara bu ñu xamoon siiw li muy def ci nit tubaab bi defi ni méfiez-vous de l'œil et de la langue car plus l'œil admire plus la langue flatte et vante et plus le bonheur se fait vulnérable à leur venin et s'affaiblit ñun ñuy wax fii naan moytu leen bët maanaam gët ak cat gët mooy ñaari bët yi quoi waaw waaw acca bismillah xët ci lëndëm ni nga ko seetaanee xam naa lu tax nga laaj ma ko sax waaw xët ci lëndëm kii ko bind bokkuñu waaso bokkuñu réew ñun waa Sorano ñoo ko tuddee xët ci lëndëm parce que dañ ko jël ñu bind ko ci nasaraan ñu waroon ko jël adapté ko pour liggéey ko pour les besoins de Sorano ñu wutal ko tur xët ci lëndëm maanaam koo xam ni ci tooxi doona lay dëkk nit kuy dëkk ci tooxi doona boo xëtee ci lëndëm
la nga xët ndax gis nga koom gisoo ko waaw kay loolu lay tekki mais boo gisee profondeur pièce théâtre bi di nga xam ni la mu dëppoo dëgg taan la koy firi mooy xët ci lëndëm maanaam koo xam ne nii marabu la moom dafa bëgg di xët nit ñi xët maanaam truandé ci lëndëm rek la koy waaw maanaam lu lëndëm la bëgg a tuur nit ñi pour xët leen xët mu comme fii nu ñuy wax naan kii day def may dóor day ay dóor lay muy def waaw noonu la demee ma misaal ko ci noonu rek quoi góor jigéen bi walla rôle bi waaw kay loolu ngay wax dafay na leer ni ma ko dundee dara comme yeneen rôle yi rek man luñ ma jox te ma mën ko jouer franchement en toute sincérité du ma daw parce que man maa bëgg théâtre wax ni dama koy def benn problème rek moo ci am maanaam naa ci séddale sama njaboot naka lañ koy gisee mais ñoom xam nga boo dee théâtre kat am profession boo xam bi nii nit ñi dañ lay ŋàññ walla di wax sa ginnaaw ak yooyu ñoom sa njaboot ngay njëkk a liggéey seen xel ak seen xalaat ak seen xol ñu mën di nangul la yenn yi nangul la ngay jouer pièce de théâtre ñu xam ne théâtre la rek seen gis-gis du sori fa koy nit ñi di yóbbu ñoom samay doom ñi ngi fii ci ginnaaw mën naa leen woo amul kenn koo xam ne nii mosoon na ci yëg dara ci li góor gi di def ñoom pour ñoom liggéey la damay def sama liggéey fa lañ jëm ak man d'ailleurs sax du ñu toog mu ba waxtaan ak man ci affaire u théâtre ki ci sob daal mooy Amit Abdoul Hamid moom joué na film ak film benn jogaay moom moo ci nekkoon le jeune basketteur la tey fabkat bi di ko retourné moom nga def ci sob ab kenn koo xam ne nii Ibadou la léegi Soda ku jigéen la kooku moo ci xawoon am problème parce que xam nga école dañuy jël rôle bi des fois boo ko joué yenn jeu yi dañ la koy jël tuddee la noonu waaw moom muy dem jàng benn moromam daa dégg na ko sa papa day léegi góor jigéen la man xaw ma ko woon loolu naqari ko xam nga loolu tooñu ko sax mais daf ko tutoyer sa papa de góor jigéen la léegi donc boo koy tekki ci wolof bi daf ko tutoyer te moom comme moom elle n'aime pas qu'on bafoue sa dignité et elle porte très bien son honneur boo ko waxee yenn wax yi d'ailleurs moo tax bi mu nekkee Ibadou bettu ma billahi wallahi talaahi bokkul ak yar ak sama doom yëpp moom cundum la mais nag taxul mu bañ a féey ci njaboot gi am na retenu yaru na sama jikko la yore ba pare boole ci encore ci koo xam ni du taay jàng foo ko fekk alxuraan bi la tey di ko nafar donc moom yooyu moo ko intéressé li mu nekk Ibadou yàqalu ko lenn ci dundam bien au contraire daf ko gën a yokk ngëm-ngëm parce que maa ngi fàttaliku bi mu amee jëkkër ba ëmb da daan toog fii par exemple man j'ai l'habitude de fêter pour mes enfants ay 31 24 yooyu damay ñëw jënd lépp ñëw teg ko ci biir kër gi ñu commencé ñoom di noos seen noos bu ñeñ di génn man je les retiens noonu laa leen doon téye mais moom doo ko mës a gis mu ñëw fi nit ñi nekk fii la ñuy teg musique bi ak yooyu kii ñoom di fo seen fo mais doo ko fi gis day ñëw boobu temps sama nekk mi ngi fële benn rez-de-chaussée la ma tabax ci kaw benn chambre à coucher day yéeg ci kaw chambre à coucher ma daal di commencer jël soit mu jël kiyam ay mu jël le Coran di ko jàng waa kaamil bi ci boppam di ko jàng sax loolu lay def walla mu nekk di nafar. mais sa biir rôle boobu tonton. parce que rôle bi rôle góor jigéen nga si joué. waaw. si biir rôle bi ñu ngi ko joué woon loolu plateau bi ñu ngi ko joué woon. mais Cheikh Tidiane Diop moom moo doon mbëtëru scénario bi moom lañ ko joxoon. non du boobu la Cheikh Tidiane yow yaa ngi jaawale ak médecin bi. médecin bi moom la Cheikh Tidiane bind bu rafet. xët si lëndëm bi Cheikh mi ngi woon foofu. déedéet. foofu waa Sorado la xët si lëndëm waaw. mais fële tuddul sax kii tur wa nijaay la tudd. voilà parce que
ni may waxee sama jabar war ne ko jabar ji ma bëgg day toggal jëkkëram toog ci biir këram j'étais exigeant mais nag nécessité la yaa ngi dégg alors que moom liggéeyam aussi tamit daf ko war a def tu vois entre le devoir et la nécessité loolu la Cheikh bind daf leen tekki te leen ci jouer ak personnage yi. d'accord comprendre mais rôle bi nga ko joué par rapport ak population bi nit ñi. waaw nga ko dundee woon ak ñoom. dara yombal ko boobu temps sax dafa fekk maa ngi def promotion boobu temps maa ngi Seboa nekk fa ci benn camion podium di def promotion mu tasanteeg mardi la génn ci ëllëg sa maa ngi doon def ay géejawaay yooyu pour def loolu xoolal géejawaay ni mu tuwaat fa gàll macha allah ci nit ma ñëw biñ ne jamet ba mu ni tëll nit ñi fàq surtout gën a yee fàq daw wut si camion ñu dugal ma ci benn kër ñu dajji buntu kër ga yegg ba ci salle bi nga xam ne fa lañ ma tëjoon borom kër gi dàq leen ba sonn ma ne ko soxna si mu ne ma ne ko bàyyi leen bu ñu sonnee daañu dem et effectivement noonu la ñu toog di ma tooñ naan góor jigéen bi man ma toog rek ne pat dina xool. sànq dégg naa la ci say biir wax nga ne guitariste nga woon. damay jouer guitare duma guitariste boo nekkee guitariste c'est-à-dire musique naan nga ko wala boo ko naanoon it ay nga ci guitare waaw mais man dama ko daan jouer ko comme le plus naturellement que possible samay morceaux samay composition def naa ko ci guitare parce que 7 ans mënoo ko def ci kii te doo jëli dara ci musique lu mu tuuti danaa ci xoos li may xoos wala ko sama woyu bopp parce que sama baat bu xuur bi gis nga ni nga ko déggee nii dama ko liggéey ci théâtre bi waaw parce que dama daan dem géej sonn ci lool ay at ma di ko liggéey articulation liggéey harmonie bi ak mélodie bi ci ay yooxu dafa am exercice yoo xam ne moom lañ lay jàngal par exemple quand tu as des problèmes sur les voyelles je me rappelle il est inutile d'utiliser inutilement ces inutilités inutiles car si tu utilises inutilement ces inutilités inutiles tu utiliseras inutilement ces inutilités inutiles kooku exercice la buy liggéey I ak U xam nga moom mu ci gën a bari loo koy dégg bon am na yeneen aussi gis nga élèves yi bu ñu nekk li tax man yi dañ ko war a dugal ci enseignement bi parce que baax na ci moom man je me rappelle à l'école primaire am na ñoo xam ne mënuñu wax z mënuñu wax ch mënuñu wax je j wala g dégg nga daf leen daan poser problème bu ñu naree wax j ne ko g bu ñu wax s ne ko z yooyu yëpp théâtre bi am na ay exercices yu mu lay defloo nga mën ko changer 6 singes sages mangent 7 pêches sèches donc lu demee noonu par exemple së yi ngay dégg maa ngi njëkk jaar Clémenceau waaw at yooyu monsieur Poisson et madame Poisson ñoo ay tubaab ñoo moomoon école ba daan fa jàngale man ñooñu laa dooree dalay baadaal en quelque sorte ba ñi ma jógee foofu mujjee Pape Gueye Fall parce que sama papa moo ma génne ci école bi moom ancien combattant la woon góor gaa ngi nii sax gis moo nekk nii photom alors donc moom li mu gënoon a bëgg mooy ma dugg armée waaw parce que comme ancien combattant la woon affaire u armée moo nekkoon ci boppam ba nga xam ni am doom bu dugg armée daf koy neex alors pour saluer sa mémoire et lui rendre hommage ma jël naa sama benn doom dugal ko mu nekk gendarme le malheur en est que njàngam soriwul loolu handicap boobu la am moo tax soriwul ci biir gendarmerie j'ai tout fait on a tout fait pour le récupérer mais malheureusement moom mécano la doon def donc nekk gendarmerie. mais maman boobu ban année nga bàyyi jàng su ban année la paa bi génne si école bi. bi paa bi. ban niveau nga bàyyee. voilà niveau bi ma bàyyee seconde la. seconde waaw bi paa bi gaañoo 1967
parce que sama yaay 57 10 ans la ñu rawante 57 la gaañu génn àdduna alors 10 ans après sama papa topp ci. donc ak français yi nga yàq bu man bac plus sax la. quoi bac plus bu nekkee bac plus de xëy na théâtre bi ma ko may. donc non du don j'ai eu une bonne formation bi ma nekkee école c'est-à-dire li ñuy wax nulard xaw ma ko woon j'étais pas très bien j'étais moyen mais malgré loolu dama ñeme woon te bëgg jàng vie bi dafa gaañu rek ma découragé ci àddina parce que man pour man sama dund moo doon sama ndey sama baay foog ñu fekkee sama njëriñ mais yàlla nag mooy defar moo xam lu mu defit dañ koy nangu parce que jaam la ñu yoo xam ni moom moo ñu sàkk léppam waaw. dañuy ñëw si biir théâtre bi. ñu wax si biir théâtre bi. waaw kon wax nañu fi nga jaar yëpp si théâtre. ba sa niveau nga ne seconde nga arrêté. léegi di ñëw si biir théâtre. théâtre bu ñëwee dañ ne dafa am ñu ëmb artistes yi. mu ngi leen di wax ARCOS. kuréel. ñu ngi wax ARCOS muy kuréel boo xam ne ñoo ëmb artistes nekk Sénégal yëpp. ku ñuy wax Moustapha nekkoon fa Moustapha Gall kii. Moustapha Diop. Moustapha Diop kii Galawaar. ah Ndiaye Doos. Ndiaye Doos waaw. ñun Ndiaye Doos lañu fekk. bi Ndiaye Doos nekkee bi mu génnee àdduna. si li ma forcé yow bëri. yow yaa waroon toog lan moo waral tonton Lamine Ndiaye toogoo si ARCOS boobu. waaw yaa ngi laaj problème boo xam ne nii danaa ko leeral ndax ñëpp dañu xaw jaaxle ci loolu. ARCOS biñ ko sosee dañ ko organiser. donc ñu teg suñu règlement organiser ko ba nga xam ne nii boo seet ci règlement yi dañ ni au cas où par exemple le président n'est plus disponible vice-président bi mooy ñëw automatiquement donc demuñu assemblée pour jéem a seet vote pour fal keneen alors man ma tombé ci règlement boobu nga xam ni moom la ñu tëraloon am ci koo xam ni nii du ma lim turam nag ngeen baal ma ci loolu da doon wër di wax ni dama nekk lan am na moo daal bu mu doon kii quoi intérimaire man ci li ma jàng intérimaire mooy nit koo xam ni nii disponible ñu tegane fi nit en attendant bu ñuy dem assemblée fal keneen ku ko remplacer loolu laa xamoon ci intérimaire mais booy suivre suñu règlement defuñu loolu dañ di rek s'il n'est plus disponible ku dee kay il n'est plus disponible automatiquement le vice-président moo ko war a remplacer kooku nag man dama toog xool daal di xam ni daal affaire yi bëgg na ko lool comme bëgg na ko lool ba jaral na ko yenn yi bu di ko wax te comme ñoo ngi nekk benn famille boo xam ni ca ba ñuy fas groupe bi dañ ni woon bu leen teqal ko mu kenn ku nekk da nga xas am foo jàpp ndax kóolute moo tax ñu sos ko ma yaakaar ni su ko tollee foofu xëy na bëgg na ko trop ma yaatal ko fi looloo tax ma génn ARCOS nañu ko defee nag moo xaw a doy waar parce que dama toog xàmmeetuma ci kenn ci ñi ma eew xam nga dañu former bureau national képp koo xam ni nii manqué nga fa suñu toogee ba décider dara tënk ko dañuy defar procès verbal envoyé ko président yi ak ñi absenté ñëpp amuñu jot alors kenn kooku doon jéem a xeex moom mënul ñëw mu am ko mu yónni kooku bi mu ñëwee fekk ñu Louga moo aye woon ci réunion yi ñu doon def ñu nekk fa gars yi xool ko
ñu bari dañu laajte daal ne waaw kii lan la fi kii ñu daal di comprendre na xam ni dafa am koo xam ne nii moom la wuy sil koo xam ne amul jot gaa ñi giseeg man daan ne ma président yow daal yaa war a wax may leen ci lan ñu ne ma kii bokkul ci bureau bi lan la fi wut may leen du dafa ñëw représenté kenn ñu ne ma waaw waaye mais représenté yooyu jaru ko parce que ci suñu règlement dañuy ne nañ defar procès verbal boo xam ne après dañ koy envoyé képp koo xam ne nii amoo jot ñëw donc président yëpp daañu kii ñu ne mais comme moom président la mu envoyé ko ñun daal duñ ko xàmmee quoi na génn suñu réunion te yow yaa war a jël kàddu bi waxanteeg moom ma woo ko ci njëkk ñëw daal dina ko nga baal ma de mais du man maa la dàq mais kuréel bi ci boppam ñoo la wax di la ñaan ne réunion bi daal mënuloo ko fekkee parce que bokkoo ci bureau bi te ko bokkul ci bureau bi warul fekk réunion bi yow booy bokk assemblée nga war a bokk donte kon yaa ngi représenté kenn parce que comme xamuñ la ci bureau bi waru mën a bokk réunion bi et effectivement muy dëgg xaw ma nag moom bi mu ñëwee comme dañ ko yebaloon bi mu ñëwee que mënul woon ñëw te mu représenté ko naka la ko waxee rek kooku jóg laa la wax la mu njëkk a def au lieu mu wooma man wax ak man déedéet mu lànk rek dem dans la presse na nga laaj parce que presse boobu mu dem billaahi mën naa leen citer ñoo ngi doon di nodd te wax nañ dëgg ak jub rek ma taxaw wax waxtaan wax dëgg ci la olof dafa am lu mu léegu ñu firi ko ci tubaab RTV est comme le tamarindier qui s'accroche à la terre par des racines trop puissantes pour prendre le vent. mani abonné leen njëriñ daa ngi ci biir abonnement bi jërëjëf. Dakar TV ñi leen fi andiloon tey ñëwee ko fii ci Médina ànd ko ak suñu tonton Lamine Ndiaye di leen wax rek di ko jaajëfal bu baax a baax di ko wax ne kontaan nañ trop ci ñi mu accepté invitation bi di ko wax ne dégg nañ bu baax li mu wax di remercier bu baax aussi sama collègue yi El Hadji Aliou Sakho di leen wax rek ñoo ngi tàggatoo yéen ba beneen yoon ci yeneen anam ak yeneen émission